mbokk tur fi asalaamaaleykum mbokk yi ni seetaan seen émission naaru góor mar bu jot 14h30 ci télévision Futurs Médias seen mbokk seen xel ma jom bay peex leen ko amal saa su ne ñu ngi nuyu ñëpp tey nag ñu ngi fii ci 12e journée ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop bu Thiès kaay waaye nag tey grand prix la mu nekk grand prix Lonase nag yaakaar naa Lonase partenaire yaayam ak CNG loolu yàgg na mu nekk loo xam ci ne partenariat bu dugg la ndaxte tey suñu mënee dawal Lonase moo tax gis ngeen tey tribune bi ni nga xamante ne noonu la feesee foo sànni mbatt mu tak parce que Lat Diop dafa ñëw àndanteeg waa Lonase yëpp waaye àndanteeg waa Guédiawaye yëpp tey nag am nañ fi 6 catégories tey daal loolu lañ leen fas yéenee indil fii ci émission naaru Tawfekh génn ko mais pare fi bañ na ñoom ñaar ànd nañ naaw ànd nañ tukki la ilaha illallah Tawfekh génn ko 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 la ilaha illallah Tawfekh génn ko Tawfekh génn na Tawfekh génn na Tawfekh nga ci les 100 000 bi Tawfekh génn na mi ngi doon ci les 100 000 bi bu yéene yi tekki ñu ngi ci les 100 000 bi Tawfekh a ngi ci kanam Tawfekh a ngi ci kanam Tawfekh a ngi ci kanam premier Tawfekh deuxième numéro 11 nekk ndam li troisième numéro 7 nekk ki nga xamante ni mooy Mame Lo quatrième numéro 2 nekk ki nga xamante ni mooy Xalis Sio Tawfekh Massiré Anta Ndiaye nga Fatima Ndiaye groupe 3 jug nañu groupe 3 war na ci licence 2200 mètres ñu nekk 16 partants tey fii ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop Grand Prix Lonase El Capo génn ànd ak teg numéro 5 bi nekk ki nga xamante ne mooy Zarak El Capo Zarak ak ki nga xamante ne mooy Bébé Fa El Capo Zarak Bébé Fa numéro 1 bi nekk ki nga xamante ne mooy Bébé Fa moo ñëw troisième position gars yi def nañu benn tànk El Capo ngi ci kanam gars yi def nañu benn tànk ñu ngi ñaam kolo téye nañu xaatim mi ngi doon xatu waaye téye nañ ko zoke bi ko war di ki nga xamante ni mooy Mamadou Dieye téye na ko El Capo mi kanam El Capo nekk kanam El Capo mais xaatim mi ngi xartu mais dañ ko téye xaatim mi ngi xartu mais dañ ko téye Baraka 2 moo nekk deuxième position Baraka 2 moo nekk deuxième position troisième position xaatim moo fa ne gis naa fa toofakal Altay ci quatrième position bi cinquième position gars yi def nañ fa benn tànk tuuti 2200 mètres la ñu war a daw fii ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop Thiès kaay ci teewaayu monsieur le directeur de la Lonase monsieur le Diop ndeysaan ci teewaayu Maodo Malick Mbaye directeur ANAMO El Capo mi ngi kanam ba léegi El Capo mi ngi kanam ba léegi nii la baaxoo xaatima ngi ñëw El Capo ak Baraka 2 El Capo Baraka 2 xaatim El Capo Baraka 2 xaatim ñoo nekk ci kanam ñoo jiite fas yi ñoo nekk ilimaan yi El Capo Baraka 2 xaatim El Capo Baraka 2 xaatim El Capo qui mène le peloton El Capo qui mène le peloton El Capo qui mène le peloton El Capo dem na mais Khadim déclenché na Khadim ñëw na deuxième position Khadim déclenché na mais El Capo bañ na El Capo ma daw la ilaha illallah Omar Ba Ousmane sama waajaa ngay dee maa ngi ko sir muy dee mi ngi waxtaan ak Lat El Capo gi ci kanam El Capo Khadim El Capo mais El Capo mën na daw la ilaha illallah El Capo mi mën na daw macha allah ay waay El Capo mi waay El Capo Khadim ndeysaan El Capo ngi ci kanam mi ngi doon ñëw di teg si El Capo ngi ci kanam génn ba teer moo leen man du seen morom dawandoo
jàkkaarloo ñoom day génn ba teer kenn du ko ci dab numéro 10 la Fallou Diop a ko war picc bu rëy gaynde et Cap Bongo deuxième Khadim troisième numéro 11 nekk ki nga xamante ni mooy Boubou Karim nekk Badou Karim Abdou Karim. Gendarmerie escadron ñii ñoo nekk gendarmerie bi nga xamante ni dañuy war ci fas yi. Grand Prix Lonase loo ciy wax. am mbégte ak contentement tey boo gisee ni tribune bi mel xam ni moom jàmbaar la macha allah bi mu jugee ñëpp jóg na kenn desul moom nag li ko ñor mooy liggéeyal président li ko joxee Lonase ak léegi yàggul waaye li ko lépp lu ko war ci lu baax mu ngi fi. ndax DG jëfee na ko nekk suñu partenaire stratégique di jàppale course donc bu mel noonu bësam su amee lépp lu ñu jàpp rek dañ koy bàyyi ñu ñëw am mbégte trop partagé journée bi ak yéen. 3 ans yi jëkk nañu 3 ans yi jóg nañu Grand Prix Lonase tey dimanche 15 mai fii si poto bi ASM Colobane bu Thiès kay ci teewaay directeur Lonase la Diop gars yi jóg nañu Kasumay ñëw na Kasumay ñëw na àndanteeg numéro Kasumay moo ñëw Yacine Sogui génn Yacine Sogui am saxul Kasumay Yacine Sogui am saxul Kasumay ñetti fas yooyu ñu nekk ci kanam tegloo nañu 2200 mètres la dawal teel na nañ ko def njaamam golo moo gën a wóor ku ci xëy génn li nga yor bu jeexee gars yi ci ginnaaw mën na la fekk si ci kanam te bu boobaa day xaw doy war Kasumay ñëw na ci kanam am saxul ñëw na Kasumay mi ngi 3e position am saxul moo nekk 2e position laa ilaaha illallaah ku subiree na gars yi def nañu benn tànk Louga loo Diofior Kasumay set ami Iliman ëttu El Hadj Demba Seck Mbaye gars yëpp def nañu benn tànk def nañu benn daa mel ni Kasumay ñëw na ci kanam Kasumay ñëw na ci kanam daa mel ni Kasumay ñëw na ci kanam Kasumay ñëw na ci kanam Fallou Diop a ko war picc ba day génn ñu ngi noonu ci 200 mètres bi bu ñu ñëwee dañuy dellu Kasumay ñëw na génn Kasumay ñii kiré Lamba Var Kasumay Bombar Ba Jor Kasumay bu Dambao Louga loo ñëw na Louga loo jege si na la Reine de Saba jege si na la Reine de Saba moo ñëw 2e position Assirou ñëw na Louga loo ñëw na Diofior ñëw na ki nga xamante ni mooy Kasumay moo nekk ci kanam Kasumay ci kanam Kasumay nekk ci kanam Kasumay nekk ci kanam ba léegi Kasumay dem na Kasumay Diofior Kasumay Diofior moo nekk 2e position Louga loo déclenché na 3e 4e position Louga loo déclenché na mais Kasumay ba léegi moo nekk ci kanam Fallou Diop ak picc mu rey gaynde Kasumay dem na
Kasumay Kasumay 7 moo nekk deuxième position Kasumay 7 moo nekk deuxième position troisième position daa mel ni Diofior ak Louga ñoo fa ne waaye Kasumay nekk ci am distance bi leen rawee bari na nii la baaxoo nii la leen rawee saa su ne Kasumay 7 Kasumay 7 ñu ngi ci 200 mètres bu ñëwee tekki ñu ngi ci 200 mètres bu ñëwee tekki attention Kasumay 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 première Kasumay deuxième numéro 11 Louga Lo troisième 7 quatrième Assirou cinquième numéro 6 nekk ki nga xamante ni mooy 7 moo nekk sixième Kasumay raw na ndeysaan Kasumay première Maodo nuyu nañ la. ñu ngi lay fay peex. tey lan ngay wax ci Grand Prix Lonase nga ñëw dend ak sa xarit sa doomu ndey gis naa sànq ba léegi yéen a ngi waxtaan daal mel ni ay keneen kees ngeen. waaw xam nga moom laat dama koy remercier d'abord ci invitation bi mais même bu ma invité wu loon ma déggee ne day ñëw Thiès damay ñëw parce que moom dañu bokk ñaar dama fekk taxawaayam bi muy ñëw ci président boobu affaire bi yombul woon mu ñëw am taxawaay ma fekke ko. beneen élément bi mooy ñu am un point commun benn lu ñu bokk muy ànd ñun kilifa ci politique Macky Sall rek lañ ci àndal c'est-à-dire que engagement aux côtés du président de manière vraiment bu amul benn xaar ma yàlla may wax nag peex Sénégal fi ñu toll layam amatul ñaar rek moo am ñun ñi nga xamante ni dañoo gëm ni ëllëgu Sénégal dañ ko war a continuer téye di jariñ Sénégal ànd ak président ànd ak moom ak ñi nga xamante ni tamit def nañu beneen option sañ nañ ko ni ñoom li ñu bëgg mooy lépp arrêté ñu commencé waat maanaam rupture ak rectification ñun ñu jàpp ni continuité la loolu nag dama wax ni moment bu ñu amee muy ci dëj yi ci ngénte yi ci takk yi ci course yi ci finale yi ci football bi dañ ko war a wax parce que sa soxla tamit. da koo jar sax di. sa soxla da koy waxal da koo jar de. sa soxla wala li la ñor ci réew mi bu dee salfaañe xel yi dafa xew bu dee peinture nit ba mu ñuul da fekk na ku weex la dafa xew. loolu ko kenn dax. non bul def loolu yow mais yow li nga àndal te mu rafet wane ko wax ko ci dëgg mais wax ko ci lu àndul ak xuloo lu àndul ak xeex moo loolu daal la ñu gëm te gëm nañu ni que suñu diggante en tout cas ak peuple sénégalais luy sax la luy yàgg la ndax franchement du côté du président de la république gis nañ ci tànk kanam mais gis nañ ci tànk ginnaaw. tey lan mooy sa taxawaay ci course hippique ak lan mooy say tànk ci course hippique. actuellement suñu xel dafa tànk ñu ngi nii di leen jàppale ñëw xool course yi jàppale ci aliments yi nga xam ne Sénégal dañu bëgg a def amélioration de race bëgg a uti performance am ay fas yu baax comme Europe ñun suñu société Equilux ñu ngi nii di leen jàppale di wane suñuy produit ñu ngi nii Cavalor mooy suñu partenaire élevage dañuy joxe aliment ci naar yi Europe États-Unis tamit te am nañ fii 1 an d'existence léegi dañu bëgg a jàppale éleveurs yi ministère u élevage ak dawalkatu fas yi ñu ngi nii di leen expliquer nu ñuy joxe aliment fii Sénégal am nañ fi aliment. en tout cas daal ñoo ngeen pour jàppale borom fas yi. borom fas yi moom ñu ngi nii di liggéey ak ñun ñu ngi leen jàppale tamit di leen expliquer nu ñuy utiliser suñu aliment. mais tamit na ngeen jàppale télévision yi ni yëngatu ci fas yi. waaw ñu ngi nii tamit ak yéen pour l'instant moom soo leen ñëwee di ngeen waxtaan ak samay commercial ngeen gis Indou ak Mouna ñu ngi nii ci liggéey pour yéen ñu avancer partenariat la ñuy uti dans l'avenir en long terme. jërëjëf. directeur Lonase mi ngi joxe remise de trophée bi wax na ni ko course hippique pour la waaye directeur Lonase monsieur la Diop tableau bi Amine Ouma bi raw Grand Prix CVTA la Omar Bao moo ko jël jox la ko Amine Ouma bi raw Grand Prix CVTA bii ñu passé moo jël remise moo jël Amine Ouma nii def ko ci tableau jox la ko Omar Bao Junior moo la ko jox Amine Ouma ngoog Omar Bao moo ko jël.
Aminou Mala partenaire la dëgg la mu ñuy jàppale kenn mënul wax course bi te waxoo LONASE mooy suñu partenaire privilégié moo tax tey du ñëwee fii ci turu CNG bi ak amateur propriétaire jockey entraîneur ñu delloo ko njukkal di ko sargal ci teranga yi ñuy defal ndax du loon moom du ñu daw wax dëgg yàlla te hippodrome national bi itam ñu ngi ci taxaw pour jàppale ñu. non moom Omar dañ koy féliciter ci li muy def ci course bi ak effort yi muy def yëpp di ko féliciter vraiment di féliciter sunu papa doyen Cheikh Niang ak Papis ak ñëpp rek ñëpp ñu intervenir ci course ndax ay jàmbaar lañ spectacle bi buñ ko amee propriétaires yi ñoo tax te propriétaires yi amuñ ci course bi liñ ciy def alal jiñ ciy ñàkk jëlewuñu ko ci course bi bëgg moo leen ci dugal donc képp ku bëgg course képp koo xam ne spectacle bi neex na la war nga leen féliciter jaajëfal leen ndax seen bëgg rek la ñuy demee waaye bu xaalis biñ siy jël du dara loo xam ne dañ ko ciy jëlee lu dul bëgg fas donc yëf yi daal vraiment dañ koy féliciter di féliciter techniques yi di féliciter journalistes yi di féliciter supporters yi communicateurs traditionnels yi ñëpp daal ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax ni kontaan nañ trop maa ngi tooñ kii Fallou ma ne ko nag sa butéel bi war nga na cee jox ndax ñu gagné élection yi géej waay. mais directeur amateur yëpp nee nañ yàkkamti nañu hippodrome te ci yow lañ ko xaare loo ci wax. waaw loolu je pense que président de la République di bañ du ko bañ ndax lamb ji am nañu seen hippodrome seen arène football bi daanaka discipline sportive yëpp presque lijjanti nañ leen mu des nag course hippique te jàpp naa ni ñëpp buñ ci taxawee rek notamment président Cheikh Niang Omar Bao ñëpp jàpp si président de la République dinañu jàppale ci loolu man nag damay wax ci turu directeur général LONASE mais damay wax ci tur sama tur aussi parce que ku bëgg fas laa propriétaire bu ndaw laa mais vraiment doon na rafet trop tey ñu am suñu hippodrome ñu gën a yokk xar kanamu course fii ci Sénégal ndax course gis ngeen tey public bi yëpp donc war am na lu mu tekki fi Sénégal course bi am na lu mu signifié am nañ fi poids boo xamante ni war nañ leen jox seen cër jërëjëf. ndax grand prix de la loterie nationale sénégalaise c'est pas la première fois ma raw ko ndax raw nañ ko ci fas bi ñuy wax Mamlo raw nañ ko ci fas bi ñuy wax Bambi ba 2019 ñun ñoo raw ci fas bi ñuy wax Cotonou ci Dalinko ak sama papa yal na ko yàlla xaar àjjana 2020 ñun ñoo raw fas bi ñuy wax expert comptable 2021 bii passé muy daaw ren yàlla duñu ko jagleel ñu xam ni boobu ndigalu suñu borom la suñu borom moo ñu ko jagleel di féliciter ñi nga xamante ni daw nañ tam parce que ils n'ont pas démérité rawante lañ wax rawante moom da ngay ñëw li la ci yàlla wooy nga jël ko xam ni mooy sa wërsëg mais du lu nit mën a bàkkoo wala du lu nit mën a teg duñ koy waxee bàkkoo wala di ci kii parce que rawante ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi tey jii ku ñëw fii li nga gis li fi am xam nga neex na loolu animation bi neex na course neex na ça veut dire que course kenn mënul dem bàyyi sa borom man comme ni ma koy waxee il faut ñu boole xol yi ñun ñëpp ñu bokk ndey ñu bokk bàyyi di remercier tam le directeur général de la loterie nationale sénégalaise di remercier au passage la gendarmerie nationale tey gis nga démonstration bi ñu fi def ak fanfare bi ak escadron monté organisation bi daal jaar na yoon yéen tam ñu ngi leen di sant yéen ñëpp parce que la kenn mënul dem sans la presse. tey dimanche le 15 mai fii si Boto Mela jëm kon ci borom gañaay expert génn expert deuxième position ki fa ñëw moo nekk numéro 6 bi nekk la Fatim expert la Fatim waaye ki nga xamante ni mooy Maga Diop moom Mal la ilaha illallah mooy numéro 9 bi Maga Diop Mal dafa Mal Amina génn Amine bu écrit Adja ci Diop moo nekk ci kanam deuxième position expert troisième position la Fatim quatrième position Auguste cinquième position Amino Oma moo fa ne àndandoo ki nga xamante ne tool fekk Allah macha allah mooy Major ak Maxa ak ki nga xamante ne tool fekk Allah macha allah mooy Daaru Sama gi ci ginnaaw la ilaha illallah Daaru Sama gi ci ginnaaw Medina mi ngi ci ginnaaw 2200 mètres la Amina nekk ci kanam Amina nga ci kanam Amine ki mel ne peloton ñu ngi noonu ci 200 mètres bi bu ñu ñëwee dañuy dellu waaye expert yi ñëw ci moom Amine expert la Fatim ñëw
Lat Fatim ñëw na ci kanam Lat Fatim ñëw na ci kanam Lat Fatim ñëw na ci kanam Amine Oma ñëw na Lat Fatim ñëw na ci kanam Amine Oma ñëw na waaye ki nga xamante ni Expert ñëw na ci kanam Expert ñëw na ci kanam Expert am naa ko gis Expert Amine Oma Auguste ñëw na Auguste a ngi dàq Expert Auguste a ngi dàq Expert Amine Oma ànd na ak Auguste 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 Amine Oma ngi ci kanam Amine Oma ngi ci kanam Amine Oma génn Amine Oma génn Amine Oma génn Amine Oma génn Amine Oma Auguste Expert Amine Oma Auguste Amine Oma Auguste Amine Oma mi ci kanam bu ñëwee tekki Amine Oma ngi ci kanam bu ñëwee tekki Amine Oma ngi ci kanam bu ñëwee tekki Amine Oma mi ci kanam bu ñëwee tekki Amine Oma mi ci kanam bu ñëwee tekki Amine Oma Amine Oma Amine Oma premier Amine Oma deuxième Maxa troisième Auguste Amine Oma raw na Amine Oma raw na leen Tidiane Lo dama leen a mën maa yor gën a fort man du ma ñoom man sama baay dafa am yor fas ba ba sama maa yor fas parce que maa saa njaareem maa ngi sant waa ñaar yëpp sant waa sant ci mën daxaa Mbàkke sant sama ñaari waajur ba leer moo ni woon yàlla su ma ñëwaatee damay raw loolu beetum mais ni nga rawante nga ànd ak Auguste ci biir defee 1500 mètres ànd ñu ko nañ dem fekk boobu Expert yi ci kanam est-ce que teeloo jege si tamit. non si damay teel a jege si ndax gis naa fas yi may rawante yu mag yi yëpp des nañ si àll bi parce que dinaa tourner tournant du caam dinaa teg samay loxo ma laale digg taal ba tamit dinaa teg samay loxo bon bala ñoo avancé di ñëw léegi man li may nooy foofu ñoom duñ ko nooy dinaa dal jàmm lu bari léegi bala ñëw doon damay fas yéene code dëkkanteel ñoom code ba su ma fiilee rek ma leen raw sant. gars yi jug nañu groupe 2 ñoo ko noonu war ci 1200 mètres ci poto bi la jëm Macodou Diop Grand Prix Lonase 6e course ba ngoog kan moo génn numéro 8 bi génn nekk Laaw a génn 2e position nekk numéro 7 bi nekk Marie Père moo nekk 2e position Laaw 2e position Marie Père 3e position daa mel ni docteur ja xarañ la Fallou picc mo rey gay new dafa mel ni moo ko war Miss Yacine la moo nekk 3e position la ilaha illallah mais Laaw distance bi mu leen may bari na Laaw ak ki nga xamante ni mooy Marie Père moo nekk 2e position Laaw Marie Père Belle première position Laaw moo fa nekk 2e position Marie Père 3e position Belle 4e position 5e position gars yi def nañ fa benn la ilaha illallah Marie Père jockey bi sax na caravage bi Marie Père Laaw ak ki nga xamante ni numéro 2 bi mooy Belle bu Abdou Khadir Mbaye moo nekk 3e position ba léegi oh groupe 2 seen rawante bi métti na Laaw Marie Père ñëw na ci kanam Marie Père ñëw na ci kanam Laaw Marie Père ñëw na ci kanam Laaw Marie Père ñëw na ci kanam Laaw docteur Diakhagne jaar na ci arrage bi Marie Père ak Belle ñoom ñaar ñu ngi ci kanam Belle ñëw na docteur Diakhagne ñëw na ci kanam docteur Diakhagne ñëw na ci kanam Laaw mi ngi 2e position 3e position Belle 4e position Marie Père docteur Diakhagne mi ngi ci kanam docteur Diakhagne mi ngi ci kanam
docteur Diakhal mi ngi ci kanam docteur Diakhal ndeysaan Gassane Xassane moo ko moom docteur Diakhal mi ngi ci kanam docteur Diakhal mi ngi ci kanam docteur Diakhal mi ngi ci kanam attention attention Taxawa premier docteur Diakhal deuxième numéro 3 Taxawa troisième Bel quatrième Dolli cinquième Law sixième Mali Père. jërë ngeen jëf mbokk ci fii jërë ngeen jëf mbokk yi doon séance émission Naar Góor tey li laa leen indiloon ci Grand Prix Lonase mu nekkoon 10e journée fii ci hippodrome Ndiama Koy Diop ak seen mbokk seen xam ma Ndiom Boy Peex du ma tëj fii rek émission bi damay àndandoo génn dem fële ca Tivaouane ca foire mag boobu nga xamante ni doomi Tivaouane ñoo ko dajale ñoo ko organisé woon. kenn mënut a wax yar jur te bàyyiloo nañ leen bàyyi ba pare bu ñu paree nag ñu concentré wu ci suñu métier bii di élevage parce que ku bàyyul mënoo am loo dundee ñu ngi yar ñun ñëpp ñu ngi ci dans l'élevage de laadum mu nekk métier bu noble mu nekk métier boo xam ne corps yi ci agrippé wu dafa bëri mu nekk un métier facteur de développement ñëpp di ci gis seen bopp. ma bëggoon ñu gën a waxtaanee mbir mi xool nan la ñuy développer benn mooy le secteur de l'agriculture soog a dem dans le secteur de l'élevage bu ñu fa jógee ñu mën a offrir de l'emploi aux jeunes sénégalais surtout aux jeunes de Tivaouane parce que fii laa juddoo fii laa yaroo te olof nee na bay ci sa weewu tànk. maa ngi nii nag ci bergerie bi nga xamante ni mooy bergerie Khalifa et Malick di mag ak rakk ñoom ñaar laa taxawal nii Khalifa et Malick lu waral Khalifa et Malick. waaw Madiop ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw bergerie Khalifa et Malick ñaari frère la Khalifa mooy suma frère moom mooy grand frère bi man maay Malick man maay petit frère bi waaw nekk ci càmm gi rek di ci góorgóorlu nànk quoi. dañoo nekk ay passionné waaw dañoo bëgg yar sunu waajur yi doon yar. ñu dem ba mag yor suñuy yëfi bopp wax dëgg yàlla liggéey bi nga gis fii yëpp nag wax dëgg yàlla sunu liggéeyu bopp la boo xoolee ñaari maal yi rek ñoom ñoo fi juddoowul mais production yi nga xam ne moom lañ exposé tey ak yi nga xam ne ñoom lañ bàyyi kër ga yëpp ñoom ñoo ko juddale suñu kër. xam nga loo bëgg rek boo ko gëmee mu fekk si la te ñun bu nekkee xale ba léegi ñu dañ cee nekk boo déggee ñu ni kër Kourdi Gaye Tivaouane mooy fi Serigne Ba ko doon teg xare yi kon nag ñun xam nga ni kon xar yi war nañ ci mën a nekk. loolu moo ñu waral ñu bëgg ci xar yi te ñu ngi ci gis suñu bopp bu baax a baax. Pape Ngom lan moo waral bergerie Ngomeen. comme que ñun benn quartier lañ woon Diop mujj quartier boobu ñu tuddee ko Ngomeen may naa jël bergerie bi tuddee ko Ngomeen pour duppee ko loolu quoi. def seen bokk su jugee ba ngaay tey nan ngeen gisee foire bi nga xamante ni waa doomi Tivaouane ni def nañ ko. bu baax ndax foire bi soo fi ñëwee da ngay xam ne foire bi am na niveau bu baax a baax a baax te Tivaouane dafa nekk ñoo xam suñu doomu ndeelam ndax ngaay exposition bi mujjoon a bi njëkk a def waa Tivaouane dañoo ñëw taxaw fa taxaw bu rafet boo xam si ni bépp doomu ngaay la ko rafetlu kon ñoom su fekkee xewle leen rek doo war a ñëw lépp yitte yi am yëpp ñu dagg ko ñëw fexe ba taaral bis bi ba mu rafet waaw. fii yan femelle ñoo fi nekk ak yan mâle ñoo fi ne. waaw fii femelle lu am na fi 100 cant bi am na fi 100 magistrat bi. 100 magistrat. waaw ndax soo xoolee femelle bi. magistrat daa mel ni 100 wër de. waaw magistrat 100 dafa wër ndax soo xoolee femelle bi kii mooy asu. waaw kii mooy asu ma tuddee ko sama benn jabaru mag. muy femelle boo xam si ni suñu borom da see def lu yéeme. ndax femelle bi dama liggéey man tailleur laa dama liggéey événement ba mu àgg. mu jël xaalis ba ànd ak sama waay ñoo xam sama doomu ndey ñoo bokk sëriñ mi Pa Wade ñu ànd ñu demoon ci éleveur bu ñuy wax Bas Thiam mu jëndoon benn doomu cant boo xam si ni doomu pekos la boo xam si dañ ko jël teg ko si cant. muy Boy Ngaay Dramé képp kuy élevage xam nga ko moom moo ko jaan Bas Thiam juddulu si asum ni ma ñëw jënd ko si moom moo ko si jëndee si moom
ñëw indi ko sama kër mu nekk benn femelle boo xam nga éleveur bu ndaw rek may tàpp di wëlbati ba tey jii suñu borom def fi xéewal boo xam su mu nekk femelle boo xam xaru produire la. duñ koy jënd wax dëgg yàlla amoon nañ ci yaakaar boobu léegi suñu borom a ngi ci defal sutura doom bu mu wàccee wax dëgg yàlla gars yi dañuy kontaan doy bëgg a dee. xar bii nii sama kër la ne moog bi mais danoo ñëw ñu boole ñu def fii ñëw taxawal fi waa Ngaye fii ci Tivaouane. ma jóg man dama lay sant bu baax di sant tamit sama grand njaxat bi nga xam si ni suñu borom ñoo daqaloo kër mu nekk sama grand Tafa Dioum. njaxat nga tudd yow Tafa Dioum waaw baax na. njaxat la tudd njaxat. day taxaw ci Ngaye même bisu xasida bi ñuy def nii gis na taxaw gi mu ci taxaw man sama mbokk la ci wetu yaay wax dëgg yàlla sunu grand la daal en tout cas daal mi ngi jàppale waa Ngaye. njaxat waaw bisu Ngaye bi doo même bi Ngaye def exposition bi doon na def tout pour nga ñëw mais sunu borom. waaw doon na def tout. waaw doon nañ déggante man mi nga doon dégganteel. waaw mais yàlla baax na yónnee mu ci benn incha allah. incha allah ñaanal bu baax jaajëfal bu baax yow nag wax dëgg yàlla ndax li am na solo quoi. tey nag maa ngi fii ci bergerie bu mag bi nga xamante ni mooy bergerie Ndaw famille nag suñ ko waxee jàmbaar ji ma taxawal moo tax muy Pape Ndaw xar bii nga xamante ni moom lañ taxaw maal bii mu tudd Jibi moom moo gagné foire bi nga xamante ni mooy foire Riptel fii ci Tivaouane def 165 kilos lan moo waral bergerie Ndaw famille. waaw lan moo waral bergerie Ndaw famille mooy bergerie boo xam ne dama ko tuddee famille bi rek. mooy waa Ndaween yëpp xaj parce que Ndaween ñu ngi ci biir. donc te dañu bari kër ga te ñoom pratiquement ñooy gérer kër gi. donc moom moo tax ma tuddee ko bergerie Ndaween famille mu nekk bergerie boo xam bergerie de référence la. parce que bergerie bi actuellement ni may waxee am na 26 trophées 26 trophées yi benn bokk génnul ci 3 premiers yi. tey Jibi mii gagné. maamam moo gagné woon fii ak papaam. parce que 2017 maa ñëw raflé lépp maa ñëw gagné mâle gagné femelle gagné espoir gagné femelle espoir gagné mâle espoir gagné mâle adulte. yóbbu lépp maa yóbbu lépp ñooñu nag gagné woon fii doomam caatam moo nekk ni muy Jibi caatam ñëw fii nag def fi lu fi ñoom deful parce que dafa ñëw fii di peser fii 165 kilos ci tàngaay bi loo xam ni kenn mënu ko expliquer ci àdduna def hauteur au garrot 114,5. hauteur au garrot 114,5 te xale la. parce que boo koy xool tey jii mi ngi ci ay 30 mois mu nekk maal boo xam maal de référence la papaam dafay yéeg bëjëm maamam yéeg bëjëm ba pare teg ci bi muy ñëw mu ëndaale benn jarbaatam tëng yi nekk fële tëng yooyu mu ñëw ay doomu buugaynde maa ngi ko jënde woon 35 millions moom moo nekk nële moom moo daanu 35 millions laa ko jëndoon moo jur ñee te ñee ñi ngi ma ciy fay ay benn bu ci nekk ay 15 ki 10 ki 20 ma ni déedéet jaayu ma parce que jaay naa ñett yoo xam ba ma leen jaayee laa récupéré xaalis papa pare maamam ki jur papa maa ngi ko jënde woon 11 millions 500 ci Pape Mansour Mbodj femelle boobu moo doon femelle bi gënoon a cher ci Sénégal Jibi xale kii Pape xale yi lay dégg te bëgg a dugg ci xar laadum dégg ngay wax 15 millions 10 millions lan nga leen nii. non xale yooyu am na ñoo xam dañ leen di jàppale rek parce que tamit ñëpp mën lool. tey jii boo gis xar buy nuyoo. ci benn xar rek la am Sénégal muy Jibi di nuyoo Moussa moo ko def ci moom bi mu demee aada ñëw commencé di ko àggale. gis nga foire bi ni mu toll macha allah réussite totale. foire bi moom réussite totale parce que Tivaouane ku fi Moussa ñëw ay baasu ngénte nga fi daan fekk. te ñu ñëw teg ñetti chapiteaux. ba pare ki ñu ko parrainé tamit nekk suma xarit. jërëjëf Ndaw Sané naan fax borom document macha allah moom sama waay la sama xarit la. bergerie borom Ndiassane nag nekk bergerie boo xam si ne tey dafa ñëw indi ay xaram. xale tey lan moo waral bergerie borom Ndiassane. waaw gis nga de bergerie borom Ndiassane moom Baba Kounté waaw koo xam ne moom xam ko ci borom Ndiassane ak Nabi Kounté waaw moo tax ñu jël bergerie bi daal. tuddee ko bergerie borom Ndiassane. maal bi moom mooy kan ak bergerie borom Ndiassane liggéey bi mu nekk di liggéey. bergerie borom Ndiassane kii mooy champion bu ñu naan diaspora waaw moo nekk nii borom doom yu rafet yi moo nekk nii daal mais daal liggéey bi moom wax dëgg yàlla bu gars yi jël nañ ko dugal ko ci biir bergerie bi mais mi ngi fiy jur daal ay doom yoo xamante ne daal macha allah daal wax dëgg yàlla mu ngi defaral doom yu doy waar moom. femelle yi fi nekk kii nii diaspora moom doomu Pam Ndaw la Pam Ndaw doomu Merlin la waaw kii tamit ci moom mooy Riyaan doomu Pam Ndaw la ak Jama Noir ñoom ñoo ko jur moom tamit mu nekk bet boo xamante ne nii bet bu ñu neex la tamit moom moo jur mbote bii nii moom mooy moom mbote bi daa mel fi la juddoo waaw mbote bi waaw kii mooy soxna Asou Kounta soxna Asou Kounta nga ko tuddee moom fi la juddoo waaw fi la juddoo kii moom mooy Dofis doomu Marwan la Marwan doomu magistrat moo ko jur
mi ngi ci 10 mois waaw d'office mi ngi ci 10 mois jeune mâle bu gars yi am yaakaar bu baax la. Bergerie Borom Ndiassane kañ la commencé dugg ci élevage laadum. 2 ans ñun yàgguñu si noonu 2 ans ñu ngi siy soog a am 2 ans mais wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey ay bête de ñun daal kii nañ daal wax dëgg yàlla ñu gars yaa ngi ci kii bi daal yoon bi quoi. bu am solo gis nga 3 box la ñu jël loolu nekk na loo xam ne doo am solo ci ay xale yu ndaw 2 ans. ba kii bi daj foire bi daj ñun kese si jël 3 box. dégg nga ñu ngi koy sanad bu baax a baax Baba Kounta ñu ngi koy sanad bu baax a baax tamit moom lii yëpp moom la.